taane tey jii ci ngoon la ñuy daal di door li nga xam te ni moo di demi-finale yi. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média du loolee rek ne ginnaaw biti réew ak tàggat yaram dinaa leen jukkil aslëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk bu ñu ca noppee ñëw génn ci gis-gis mbiri laïcité ci Sénégal la ñuy waxtaane ci njeextal xabaar yi lay doon Aliou Ba moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaaru digg bëccëg geeg lu soxal école bi di institut Sainte Jeanne d'Arc la ñu waxoon noone la ñu ko jëfe mu di nee nañu du ñu nangu élève gone guy muuru di jàngee ca boobile école seetlu gi moo de tey ji élèves yi nga xamante ne ji dañoo muuru ba nañ leen ñu dugg waaye dugguñu ca classe ya te it sax gone gu ci war a déplacé wu di dem fenn des lay boole ku lay gunge lépp rek ngir li ñu santaane ci seen règlement intérieur bu école ñu daal di koy matal reportage ci institut Sainte Jeanne d'Arc Salimata Aw. buntuk institution Sainte Jeanne d'Arc tëju benn policier ak benn vigile di jaabante bu kii jaar droite di surveiller bërëb ba laata nga fa yegg dañu lay wisit ak appareil yu bees yi. ca biir nag ay waajur ànd ak seeni doom toog di xaar ñu woo leen wax ak taskatu xibaar yi standardiste bi di ñu xamal ni loolu dina leen jafe lool. Merci monsieur Diong, bonne journée. ca biti Nour Bourgi muuru mu jaaxle loolu di ñu nettali li mu dund tey ci suba ci l'école bi. ñun ñi muuru dañoo def groupe daal di dugg noonu ñu romb bunt bi ba ñu doxee ba ci kanam rek surveillant bi wooluñu daal di ñoo wax ñu topp ko ba ci amphithéâtre bi noonu ci la madame Sow daal di ñëw woo suñu tur ñun ñëpp laata mu ñuy xamal ne nañu des foofee. Sans rien faire. Nuur yokku ci ni ñi ngi toll ci ñaar fukk ñi muuru ñu dugal leen ca amphithéâtre bi te boo waree dem ca douche ya sax dañu lay topp. On s'est dit qu'on allait pas venir. dañu wax ne kat jawut ñu ñëw ci ngoon gi ndax bu ñu ñëwee it duñu def cours te ñun sax buñ dee dem ca wanag ga dañuy topp duñu surveiller mu métti ma lool sax. Va la suivre. mu nekk loo xamante ni nee na jaaxal na ko métti na ko élève classe 3e bi ni fi mu toll nii xamul fu muy teg tànkam. Ça m'a fait mal, je pensais. métti na ma lool sax sama xol neexul ba ma duggee ñu teg ma ci amphithéâtre bi bàyyi ñu foofu métti na ma lool sax ba léegi sax ñenn ñi ñu ngi ci biir. cours ya nag tàmbale na ca institution Sainte Jeanne d'Arc talaata ji ñu génn wante du ñëpp a doorandoo ndax ñi nga xamante ni saafonte nañu ak règlement intérieur ba ña nga ca classe ba ñeneen ñi nag ba léegi xamaguñu fu ñuy dem. loolee xew ca école Jeanne d'Arc bu Ndakaaru mu di li ñu ne du ñu nangu gone guy muuru di fa jànge islamologue bii di docteur Khadim Mbacké joxe na ca xalaatam li mu xalaat mooy kilifa yi jiite boobu la l'école dañoo war a bàyyi kenn ku nekk doxal ngëm-ngëmam école ba doon école bopp dana lal ak muñalante ci doxalinam docteur Khadim Mbacké ñu déglu ko ci téléphone Pabes Diba. école bi ci boppam war naa respecter gëm-gëm yi ñi fay jàng puisque jël musóoru wala nga jël sa lenn teg ko ci sa bopp gisuma lu muy yàq ci njàng mi te gis nañu ne am na fa ñuy sol lu gàtt lu doy waar loo xam ne li dëppoowut ak li nit ñi rafetlu ci dëkk bi te pourtant kenn waxu leen dara donc man damaa defee ne sax li ñu doon war a bañ mooy xale yi xaw a jonge ba mu ëpp di perturber seen i professeur wala seen i morom yu góor loolu lañu waroon a bañ amma ku solo bu rafet bu respecté wu boobu kay wax dëgg yàlla gisuma lu muy yàq ci njàng léegi nag comme ñoom yàgg nañoo nangu lu mel noonu man vraiment xaw na maa jaaxle ñu jékki-jékki benn bis mais dañoo nekkul ci réew mu ñuy wax Sénégal am ay dogal yu ñuy jël yoo xam ne yi ñëpp la bett et puis ñëpp la jaaxal école bi yàgg na fi Sénégal la te kenn mosu faa dégg problème yu mel noonu donc dama ragal ne dafa am lu xew ba tax ñu soppi règlement intérieur bi te buñ koy soppi dégluwuñu parents d'élèves yi maanaam dañ koo soppi ci lu dul seen coobare ñoom te ñoom it nanguwuñu soppi googu donc xëccoo bi moom lañ jékki-jékki forcé ko moo tax parents di wax léegi mais bu fekkoon ne quel départ la woon dañ ko ci gisoon te loolu neexu leen kon duñu fa dugal sax seen doom léegi nag man damaa defe ne intérêt mi ngi bokk na ci intérêt école bi ci boppam mu sàmmoo ak bëgg-bëggu parents d'élèves yi. docteur Khadim Mbacké la islamologue la. coowal détournement di xaalis bu ñu jalgati ma nga ne coob bay fële ci collège d'enseignement moyen technique bu Diourbel li indi coow la moo di 20 millions ak juróom yu ñu ne Aly Ngouille Ndiaye moo ko mayoon école ba ndax jotoon na fa jànge moo yëkkati xaalis boobu may ko école ba ngir ñu defaraat ci l'école ba la fa manqué ñu wut ko ca xaalis boobu moo réer ni mër loolu tax na nag intersyndical gémbu jàngalekat ya fa ne daal am nag lii xóor gu ci am ñu ciy tuumal ki ne woon jamono inspecteur d'académie ba ak it
ancien gouverneur bu diwaanu Njaareem ñu ne bu ñu ko lijjantiwul dinañu gàddu yëf yi yóbbu ko ca kanamu yoon ñu lijjantee ko fa leerali Babacar Diouf. doon CEM bi nga xam ne moom lañ njëkk a tabax ci région bu Njaareem nekkoon ci situation bu doy waar ba tax ki nga xamante moo fi nekkoon ministre des mines digoon ne dina ko defaraat na ci dugal juróom fukki millions loolu nag xaaj bi jot naa dugg Aly Ngouille Ndiaye moo ko xamle. Les premiers 25 millions ont été effectivement virés. J'en ai donné la preuve au gouverneur. syndicalistes yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Njaareem ne déedéet fii kay juróom fukki millions duggagu fi Modou Sarr mooy wax ci turu G7. même ñi nga xam ne ñoo nekk ci école bi muy parents d'élèves muy comité de gestion muy jàngalekat amul kenn koo xam ne impliqué na ci processus boobu noonu ba tax na li ci am lépp am ñëw nañu indi seen entrepreneur commencé liggéey ni première tranche la ñu décaissé de 15 millions donc lañ def ci école ba kuñ ni lii mat na juróom millions nga weddi ko ñu ni ñoom def nañ fa 15 millions donc ñu nekkoon ci dynamique gu xaar yeneen 10 millions yi ci des mais bërki démb dañu am mbetteel bu doy waar parce que Aly Ngouille Ndiaye ci boppam moo fi ñëwoon ci occasion assemblée générale bu ancien élève CMT doon def mu yëkkati kàddu bi ñu ko interpellé sur les 10 millions mu ni moom am na confirmation que ni 25 millions yi njëkk yëpp biir nañ ko dans les comptes de l'IA. ñi nga xam ne ñoom lañ ci tuumaal nag du ñenn ñi dut ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon. Le dossier qui a été géré par l'IA sortant monsieur Gana Sène ainsi que le gouverneur sortant aussi monsieur Mamadou Moustapha Ndaw. Njaareem li muy laaj du lenn lu dut ñu indi leeral ci li nga xamante ni moo di xaalis boobu dugg fii te kenn xamul fan lañ ko jaarale. ñun également on exige de la part de ces autorités là pour que ñu éclaircir vraiment les 25 millions fan la dugg buñ ko deful nag ñun excluruñ saisir les hautes juridictions de ce pays. ñi nga xam ne nag moom lañ tuumaalagum ñoom affecté nañ leen wante kenn mënu leen a jot téléphone. coowal xaalis ngi lu fi juróon coow ak mbambu mu di mbiri 94 milliards yi ñu doon tuumal kii di Mamadou Mamour Diallo ci wooyu ne wàll directeur administratif ak personnel bu direction générale impôt et domaine seetal na Mamour Diallo ci coow li ndax nee na ci moomi li mbir ak nañu ko waxee détournement munu ci am kon ku ci tuumal Mamadou Mamour Diallo wax ci détournement ki jalgati yaa ngi koy tooñ ki wax loolee di Mohamed Diaité directeur administratif ak personnel bu direction générale impôt et domaine mi ngi ko wax tey jii ci RFM moo newoon ganu RFM matin fàttali ne moom it Mohamed Diaité mooy président conseil départemental bu Bunkiling ñu déglu ko Baye Ndate Diop. détournement de deniers publics lu yomb pour définir ko maanaam nga génne xaalis ci keesu nguur gi ci ni mu warul. directeur des domaines amul benn compétence pour gérer xaalis amul. kon dàq nga détournement bi. non amul mënul nekk. parce que directeur des domaines benn budget la am pour fonctionner direction boo xamante ne matul 5 millions. directeur des domaines am na beneen budget boo xamante ne pour expropriation yi la. gën ngaa bari 5 milliards lay doon 5 milliards yooyu 2016 kenn positionné wu ko 2017 kenn positionné wu ko 2018 kenn positionné wu ko 2019 bii lañ ko positionné waat donc depuis 2016 positionné wuñ ko woon. te biñ ko positionné sax du directeur des domaines mooy gérer fonds boobu directeur de l'administration et du personnel mooy gérer lépp luy fonds public ci direction générale des impôts et des domaines. mu yow mi voilà mais man maa ngi fay door a ñëw mois de mai 2019 lañ ma fa nommé. te xam naa ne même ki fa nekkoon aussi 2016 ba léegi amul woon benn fonds bi ñu inscrire ci budget direction générale impôts et des domaines pour fay ay indemnités d'expropriation. milliards yi ñuy wax dafa am benn famille boo xamante ne dañ kaa exproprier ñu war ko fay ay indemnités d'expropriation. mu topp dossier boobu antuwul mu daal di contacter benn intermédiaire boo xamante ne day jënd crédit maanaam nguur gi amel na la nga jaay ko li la nguur gi amel moom mu fay la ka moom mu daal di topp nguur gi noonu la mbir mi demee mu dem ci banque ba banque lebal ka xaalis mais banque bi ne ko pour ñu lebal la xaalis il faut nga dem ministère des finances ñu dëgëral ne effectivement nguur gi amel na famille bi loolu mooy lettre de confort loolu rek la Mamour préparé te signé wu ko sax ndax amul sañ-sañ pour signé ko. lu jëm ci étudiante bii di Lalla Camara doomu Sénégal la bu jigéen bu doon jàngee ci Angleterre ñu faatoon ko foofe ci weeru mars la waa ji ñu ne moo ko faat di Moustapha Dia yoon àtte na ko foofe ci Angleterre ba tëj ko ngiiru dëndëm loolee nag ki nga xamante ne ji moo di bàyyi Lalla Camara rafetlu ko ne amee na ci xol bu féex donte sax ñàkk na doomam ma nga woon ci jamono ji nga xam ne la yóbbaa ngay am ma nga ko doon teewe moom bàyyi Lalla Camara leerali Jean Paul Ndour. tribunal àtte na Moustapha Dia di ki faatoon Lalla Camara dina toog kaso giiru dundam. Aliou Camara di bàyyu ki fi bawoo. semaine bi yëpp ñu ngi doon Manchester dañ doon def procès Lalla Camara mais grâce à Dieu
tey la procès bi jeex juge bi condamné na criminel bi à vie loolu lañ mujj def booy bi dañ koy tëj à vie. Lalla Camara di doomu Sénégal bu am ñaar fukki at ak juróom benn ñu faat ko ca Manchester nekk ca Angleterre ki ko faat di Moustapha Dia nekk itam doomu Sénégal ñu teg ko loxo ay fan gannaaw bu mu defee ñaawteef bi ni mel tribunalu Manchester jël dogal tëj ko kaso giiru dundam. marché bu Castor dañu koy tëj ñaar fukki fan ak benn ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre loolee gannaaw inspection boo xamante ne ji jëwriñ gi ñu dénk wàllu urbanisme ak logement ak hygiène publique dem na fa ni mu ko gis marché beek ni mu demee moom Abdou Karim Fofana gis ne tëj ko lu jaadu la ngir mën koo defaraat dogal boobee nag jaaykat yi nga xam ne ñoo nekk ca marché ba bëgguñu koo dégg ndax nee nañu bu ñu tëjee marché bi mooy dañ leen di indil ay jafe-jafe kub coono ndax foofee rek fa la ñu mën a dàqee seen wërsëg di fa wutee teraanga amuñu feneen fu ñu dem ñaari fan yooyu ñu bëgg a tëj marché bi lu nar a gàllu góose la ci ñoom reportage ca marché Castor Adji Maguette Ndiaye. dégguma ko man maa ngi ko doog a dégg. nouvelle boobu nag wax dëgg yàlla moom ak seegul ci mandat. fii ci marché Castor ku nekk ngi dox soxlaam fii jaaykat yi ñuy wax ni yëgunu dogal bu ministre bi yor wàllum urbanisme logement ak hygiène publique jël Montane Dey Abdou Karim Fofana annoncé woon na tëjub marché Castor ci ñaar fukki fan ak benn ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre ngir yàkkaliku ak seetal marché ba. yëkkati bi moom xam naa ne moom daana metti lool ndax li tax muy metti am na ñu bari ñoo xam ne saa bu ñu xëyee fi la ñuy daan seen doole yor seen kër dëgg la nag moom dèjà moom wax di yàlla moom fi ñu laal moom mbedd la moom kenn ku moom dëgg moom koo gis ko ne da nga koy wax ci wax dëgg yàlla moom ci mbedd moom ci tëli bi la moom tax tëli moom oto moo ko tax a jóg waaye nag Sénégal laa doon dëkk boo xam dëkku teraanga la ku ñëw ñu dalal la. mu di mesure boo xam ni jaaykat yëpp àndunu si bokk na si Alpha di ressortissant guinéen. nit yi fii ngay furaate nga xëy nga wutu dépense yi foofu nga xam léegi nag kenn mu loo xeexee waa mburu yi ba waa mburu lu soxla rek parce que loolu la nekkee quoi kon nag ñii xamuñu fenn xamuñu dara parce que fii la ñu xamu quoi. bu fekkee ni sax yenn ci jaaykat yi d'accorduñu ci tëjub marché bi Maman Diouf moom ànd na si bu baax. tëj gi daal rasumaan na set rek ñu defar ba mu baax rek. jaaykat ya nag ña sa ëpp bëgguñu lu dul ñu bàyyi leen fa. ndax danoo yori njaboot. ay fan a ngi réew mi di Afrique du Sud du nekk ci fitna ji tukkee ci lu aju ci mbiri Boddo Konté ay siisante loolee nag dem bay bëgg a jéggi dayo lu toll ci juróomi doomi aadama faatu nañu ci ñu bëri kon jële ci ay gaañu fële nga xamante ne ji moo di ci ambassade Afrique du Sud fii ci Ndakaaru am na nit yooyu daje nañ fa ak ñoom ñi ngi ñaawlu lu ni mel te it di sàkku ci doomi Afrique du Sud yi ñu bañ fi indi fitna baa boog loo xamante ne ji duñu xam fu muy yem. Akili Zangoro di ab étudiant tchadien moom milee yëg na sax boddi gi ñu boddi doomu aadama yi fële ci Afrique du Sud wante taxul mu xëy ci ambassade bi ngir récupérer visa am moom milee muy ñaawlu lu ni mel. Je suis venu prendre un visa. dama ñëwoon wut visa waaye bégguma dara ci li nga xam ne moo xew ci Afrique du Sud ndax dafa ñaaw loolu xoolal lekk bu benn doomu Afrique du Sud ñëwoon suñu dëkk ñu toroxal ko fa ba rey ko fa est-ce que dina neex ñi nga xam ne ñooy waa Afrique du Sud moo tax ma ñaawlu ko bu baax. Est-ce que l'Afrique du Sud trouvera ou bien sa famille trouvera ça bien. buñ sukkandikoo ci étudiant bi jëw nañu ki nga xam ne moo di Mandela Madiba mi nga xam ne yàgg naa xeex lu dëppoowul ak yoon fële ca dëkk ba. L'unité sur la solidarité. ki nga xam ne mooy Nelson Mandela créé woon na fi benn fédération boo xam ne day sàmm lépp luy ak yelleefu doomu aadama ak li nga xam ne mooy jàppalante boobi le message nag àdduna bi yëpp xam nañ ko. une destruction de cette fondation. Sénégalais bi dëkkee ca wetu ambassade Afrique du Sud jàpp na ni ñii di sud africain yi war nañoo sàmm yi fi seen maam yi bàyyi. la fa xew jaaduwul jekkul jaaduwul quoi en tant que africain ñuy reyante ci suñ biir moom loolu moom rafetul quoi man je le déplore parce que combattait la liberté quoi waaw vraiment jekkul jaaduwul daal man li ma gis bokk jekkul jaaduwul nit ñuul di reyante seen biir mel ne affaire barbarie moom loolu rafetul quoi. altine gi ñu weesu ci Afrique du Sud amoon na ay xeex yu tar ba juróom-ñaar ci ay nit ñàkk ci seen bakkan ñu ci bari jële ci ay gaañu-gaañu loolee tax ba àdduna bi yëpp jóg ngir ñaawlu lu ni mel.
Adjaratou Binta Diallo maa ngi lay nuyuwaat. fayaat la bu baax Mohamed. dañuy dooree xibaar yi biti réew yi ak fitna ja xew ca Afrique du Sud mu mel ne ma ngay bëgg a jéggi dayoo. waaw ndax Pretoria réewu Afrique du Sud sànq la jël dogal tëj ambassade am ba nekk ca Lagos daal di woon nag ambassadeur am pour am ay explication yu mu ko bëgg a laaj yeneen i réew jël nañu ay dogal gannaaw nag ji nga xam ne moo am foofu ci Afrique du Sud fan yii la ku mel ni président Macky Sall daal dinay tweeté di ñaawlu li nga xam ne moo fa xew du woon ñëpp nag tib dal dañ ciy ànd ak Koumba Sandiane Faye. lu mu néew juróom-ñaari nit ñàkk ci seen bakkan ay téeméeri boutique ñu daal leen caxate yenn yi sax ñu lakk leen. Nigéria gannaaw ba mu ñaawloo ni ñuy congee doomu réewam yi fari foofee ca Afrique du Sud njiitu réew ma Muhammadu Buhari mu ngi wane njàkkareem jëm ci fitna googee moom mu ngi xamle ne dina daal di yebal ab ndaw foofee ca Afrique du Sud woolu na sax ambassadeur am ba ne woon ci réew moomee yeneen réew yu bëri it wan nañ gannaaw forum économique mondial bi ñu jagleel Afrique tijji ci àllarba gi foofee ca Cap ñu ci mel ni Nigéria République démocratique du Congo Malawi ak Rwanda yu janook Afrique du Sud lu ci mel ni Botswana Lesotho RDC ñoom it ñu ngi yëglu di xamal seen doomu réew yi dund foofee ca Afrique du Sud ñu jël seen matukaay réewum Zambie moom it jël na dogal ci lu jëm ci match amical bi ñu namoon a amal digganteem ak Afrique du Sud ci gaaw gi boobu lépp match dakk nañu ko mbirub kaaraange mooy li ko waral njiitub réewum Sénégal di Macky Sall moom it ñaawlu na yooyu lépp fitna moom mu ngi koy xamle ci compte Twitter am président Sall ngi bind fitna googee am jamono ji ci Afrique du Sud daf leen a wóolu ñoom ñëpp wante mbooloop Afrique ak wormal gi ñu war a wormal li Afrique baaxoo moo tax moom mu ngi woo ci dal réewup ak xeetub Afrique yëpp nguurub Afrique du Sud moom ak njiit la di Cyril Ramaphosa moom it mu ngi ñaawlu fitna yooyu muy déndaleeg lu xel mënta nangu mu doon ab réaction bu lenn ci kuréel yi xeex ngir ak yelleefub doomu aadama ñu sàlloog moom jàppee nip tardé waaye it lu amut doole. Koumba Sandiane Faye. Adjaratou Binta léegi nag li jaaxal ñëpp mooy lu tax Afrique du Sud fitna am fay bakkan di fa rote ba léegi dégguñu waa Union africaine ñu àddu jëme ci. moo tax ñu laaj ko ku xam-xamam màcc ci wàllu relation internationale professeur Moussa Diaw bu UGB mi ngi ñaawlu taxawaayu Union africaine ci wàllu wi ak taxawaayu sax Afrique du Sud ci boppam ci mbir mi dañu koy déglu ci micro Koumba Sandiane Faye. violence ba nga xam ne kenn mënu ko comprendre nga xam ni ressortissants yi ngi jógee ci Afrique ñoom li ñu visé kenn mënu ko comprendre d'autant plus que muy jógee ci Afrique du Sud te Afrique du Sud xam nañu lu mu vivroon apartheid bu vivroon te l'Afrique noire joué na ci rôle bu am doole ci sanctions yi ci embargo yi position politique yi ci organisation internationale yi ñoom ñëpp dañ daan mobiliser wu contre l'apartheid mais suñu gisee tey population yi di attaquer ay ña nga xam ne ñu ngi soto Afrique noire di leen taal doy na waar loolu kenn mënu ko supporter ci siècle bi ñu nekk kenn mënu ko comprendre d'autant plus que autorité Afrique du Sud dégguñu leen fenn wala ñu jël ay matukaay daal di arrêter loolu parce que lii mënul nekk responsable yooyu ci Afrique du Sud war nañ ci wax muy président beeg muy yeneen institution yi waruñu seetaan lu xew ci Afrique du Sud waruñu ko seetaan l'Union africaine moom tekkaaral bi doy na waar parce que daf si war a wax d'ailleurs exiger à ce que autorité Afrique du Sud yi jël ay matukaay arrêté loolu parce que seen responsabilité la aussi institution yi loolu mooy seen liggéey suñu gisee am na ay dérives yi nga xam ne xew na ci ay réew wala ci ay situation yu nga xam ni kenn mënu ko tolérer surtout ay violence nga xam ne dañ ko diriger ay nit nga xam ne defuñu dara ay te loolu doy na waar te war nañ ci jóg daal di convoquer d'ailleurs d'urgence benn réunion extraordinaire l'Union africaine ñu alerté ci wax Afrique du Sud ci jëy yooyu di am ñu ngi ko diriger étranger yi ñu arrêté ko te réew responsable yi aussi ñu cité ko ñu sanctionné nit ñi parce que lii kenn mënu ko seetaan ci Afrique. man a yow wala yow ñu dem Guinée kon ak njiiti réew mi nga xam ne xamle na ne ay consultation yu mag yoo xam ne ñu ngi koy waajal te yaatu jëmee ci constitution ba. waaw ndax nag président Condé moom gisul ne dañu war a wàññi ay mandat président foofu ca Guinée moo tax nag mu ni dinañ fa ubbi waxtaan wu yaatu waxtaanee constitution bu baax a baax waaye opposition bu Guinée nee na bëggul waxtaan yooyu leen ndax dañoo jàpp ne président Condé lu mu ca jublu rek mooy changer constitution ba amaat 3e mandat te ñaareeli mandat bi war a jeex octobre bi di ñëw. réewum Algérie chef d'état-major des armées moom nee na date ba ñu jàpp ngir amal fay élection date boobee dara du ko tuxal. moom général Ahmed Gaïd Salah nee na dara du ko toxal dafa bëgg sax mu ni élection ba daal àpp wa ñu ko jàppoon bu egsee rek muy 15 septembre ñu amal ca élection bi ndax nee na Algérie ci jamono yi jafe-jafe yi mu nekk mënuñoo tolérer beneen i retard lii nag ma nga xewee ca France Mamadou Mohamed Ndiaye benn séq maanaam benn ginaar daal moo fa gagné procès ndax ki moom ginaar ba ca boppam ñamu dëkkandool ay dëkkandoom moo leen a yóbbu ca tribunal bu Rochefort
tribunal correctionnel bu Rochefort daal di ne jox dëgg nag ginaar ga dogal bu mu ca jël mu ni na ginaar ga di woy nu mu ko neexee ca dëkk ba ndax nag xam nañ ne fajar gu ne ginaar day sab kon boog amul benn délit bu mu mën a teg ca ndoddu ginaar ga te itam nee nañu ki nga xam ne wala ñi nga xam ne ñoo yóbbu woon borom ginaar ga ca tribunal ba nañu fexe nag nu ñu fayee borom saawaay 1000 euros maanaam lu jege 700 000 francs CFA. kon ginaar gee gagné procès bi. ginaar gee gagné procès bi. bu doon Sénégal dañuy bàyyi ba tam xarit dañuy def appel. xanaa ginaar gi yemul ci naan ko koriko rek. wala yem kay. ginaar ak kës la coow laa fort. fii Sénégal ginaar gu fii gagné procès dañuy bàyyi ba tam xarit rek ñu def appel. waaw su boobaa ñu lijjanti ko mu jeex ko reere ko voilà jeex na tàkk coow li jeex. maa ngi lay nuyu bu baax a baax. di la ziar Ndiaye. waxtaanee wàllu basket ak coupe du monde bi ñu ciy def jagleel ko góor ñi Sénégal def na ñetti max def ñetti défaite mu yéen. waaw tey ji ci suba lañ xalangooti. waaw seen digg ak Canada. waaw 82-60 la leen Canada daal di daan laata loolu Ndiaye Lituanie ak Autriche daanu nañu équipe bu Sénégal. bu ngeen xoolee itam ci xayma amul benn équipe bu Afrique bi nga xam te ne qualifié na ci wàllu lii di deuxième tour bi Soda Thiam. bi mu nekk ñetteel bi yoon gaynde yi di ndëmbeelu ci gila coupe du monde te moo ni le équipe bi amal na premier carton gu baax ne dugal na ci ñaar fukki poñ ak ñaar enquête ci fukki poñ ak benn képp waaye nag lépp a changé ba ñu tàmbalee deuxième carton bi ci loolee nag ka leen di tàggat di Moustapha Gaye di ci àddu. depuis le début maa koy wax amuñu volume de jeu bu ñu mën a téye dans un match de coupe du monde pendant 40 minutes loolu constat bu ñu def la dañ ci jéem a remédier la prochaine fois mais bii dafa jàmp parce que boo xoolee 20 jours de travail effectivement boo ci dindee voyage yeeg yooyu donc c'est difficile metti na perdre 3 matchs mais du yàqu suñu plan man duñ may jox dañ ma wax lu leer donc ci loolu laa ne nekkuma ci ay rivalité ak pays africains yi lu waaye gagné tant mieux pour yow la mais man du ma trompé d'objectif nit ki da ngay def li nga xam ne moom nga mën. Sénégal nag Canada daf koo bett ñoom canadiens yooyu nekk dañ leen a daal di imposer seen jeu Lions yi topp seen ginnaaw loolu moo tax ñu roppi leen Babacar Touré kenn ci ailier fort gaynde yi di ko firndeel. commencé nañ match bi nañ ko bëggoon commencé waaye malheureusement deuxième quart-temps bi dañ ko perdre parce que Canada dafa yëkkati niveau bi et ñun dañu un peu flanchir match bu mujj bi contre Australie sori wuñu woon match bi tamit gis nañ ni amoon nañ départ bu baax léegi jàngat yu baax yooyu la ñuy jéem a jël comme ça ñu jéem ko utiliser pour mun a gagner match bii di ñëw muy match de classement yi. gis benn ci seen i mbëbët antu maanaam nekk meilleure nation africaine kay tàggat gaynde yi moom gëmatu ko. bëgg-bëgg nag am na mais mooy intention Sénégal mais la réalité du terrain mooy déterminer ndax dañ ko mën a wala duñ ko mën de toute façon gagné nañu joué dans des matchs de préparation c'est que loolu mooy équipe bi am na niveau fii mais kenn xamul nu mu tëree. Sénégal nag dina amalaat ñaari jogante loolee ñeel match de classement yi te Shanghai lay doon mu ne woon Soda Thiam fii ci Chine Dongguan ngir Radio Futur Média. Shanghai di beneen dëkk nekk foofulee ci Chine Sénégal dana fa tase ci match de classement le 7 ñii di waa Jordanie beneen ba le 9 contre waa Allemagne jàppale nag yëf yi daal di nañ ko door tey ji suba gi lii di jogante yi foofulee ci Chine Turquie moom dafa daal di ñàkk ci digganteem ak République tchèque 91-76 Allemagne daal di daan Jordanie 96-62 Brésil daan ñii di waa Monténégro 84-73 am itam yeneen jogante yi nga xam ne ñu koy xaaree bi ci mel ni diggante Grèce ak Nouvelle-Zélande Australie Lituanie République dominicaine ak ñii di waa France États-Unis ak Japon ñoom itam dañuy daal di tase moo di match bu mujj bi nga xamante ne nañ ko amal ci bésub tey ji ñeel lii di championnat bu monde bu basketball ci wàllu góor ñi jaay. wàllu handball ak coupe d'Afrique bi ñu ci jagleel xale yu jigéen yu ndaw yi mu di junior fii gaynde yu jigéen yi. ña nga ca jamono ji. waaw ñoom nag daal nañu jongante ba pare sax dañoo mujj ñàkk seen diggante ak République bu Guinée score bi 32-37 pour équipe bu Guinée jàppale na google tournoi ñu koy amal ca Niamey di capitale bu Niger ñaka teewee ci Afrique moo di Angola Congo Bénin ak ñii di waa Tunisie ak itam Niger bi nga xamante ni moom moo daal di organiser lii di mbir mi njaay. wàllu football ak phase nationale bu ONCAV tey ji am na demi-finale bu am solo boo xamante ne ji daal. waaw ca Louga gars ñi ñu ngi koy xaar ca Louga lay xew. waaw foofu lay amee ca stade Albouri Ndiaye lii di demi-finale yi bu njëkk ba 20h lay daal doon diggante UAR bu Kaolack ak R100 bu Thiès ñaareel ba 22h diggante Déggo bu Kébémer ak ñi di waa Yamatooñ bu Ziguinchor ñu daal di wax ci joueur Sénégal yi nga xamante ni gis nañu léegi ñu ci bëri ñu ngay wutali destination Belgique ka fa mujjee signé nag moo di Mbaye Diagne mi nga xamante ni jóge na ca Turquie Galatasaray daal di wutali championnat bu Belgique FC Bruges ba mu fa demee nag fekk na fa yeneen doomi Sénégal ku ci mel ni Krépin Diatta Amadou Sagna Kavaye Diagne ak ñu ni mel bu njëkk ba sax amoon itam yeneen joueurs yi nga xamante ne fa la ñu nekkoon di doomu Sénégal jóge fa daal di wutali yeneen équipe mën nañ ci lim kii di Kalidou Koulibaly Cheikhou Kouyaté kii di Mamadou Faye di doomi Sénégal di maanaam di vivre foofule ca Belgique moom itam doon entraîneur formateur ma ngay waxtaane ci lu waral kon bokk joueur Sénégal yi dem foofu ndax jàpp nañu ni championnat bu Belgique du championnat bu yaafus.
seen mentalité moo baax parce que ñoom dañuy wax ne toujours bu ma demee damay gagné Champions League sax dama koy gagné Europa League sax dama koy gagné loolu la ñuy def mais xam nañ ne duñ ko gagné mais comme xam nañ ne duñ ko gagné nag dañuy def nag le maximum bu ñu amee ñetti match wala ñeenti match yu ñu gagné kontaan nañu seen supporter kontaan nañu. am nañu nag joueurs yi nga xam ne nag ñu ngi dem foofu nag dinañu mën a progresser sur le plan tactique ak physique parce que équipe dëkk la boo xam ne ñoom sur le plan tactique ak physique baax nañ ci trop bon Sénégalais itam dinañ mën a exprimer wu parce que entraîneur am nañu degré de compréhension bu mag te tam dinañu mën a tam taaxirlu même bu année bi baaxulee wala weer bi baaxul sax weer yi di ñëw dana baax. concernant nag Bruges nag moom équipe bu mag la boo xam ne dem si yàlla moom Ruto fa la jaar Toni Colli tam fa la jaaroon tam am na tam ay joueurs sénégalais yu mag yu jaaroon Belgique ku ñuy wax tam dem si yàlla si Jules Bocandé am na tam yeneen joueurs yoo xam ne tam ñoom Kara jaar nañu fa ñoom Sarr ñoom Mbaye bi nga xam ne mooy adjoint Michel Prudhomme pour le moment bu Standard ak yeneen sénégalais yoo xam ne jaar nañ fa mais bañ fa jaaree rusloo wuñu sénégalais yi moo tax tam ñu Belgique tam ma leen adopté rapidement pour ñu ñëw bokk ci ma daal je crois que jaar fa tam c'est du bénéfice te ñun dinañ ko gis weer yi di ñëw dinañ gis ne sénégalais yi nekk foofu ni ñuy progressé ñu yëpp bénéfice su Sénégal la. voilà kon bokk Ndiaye fi nañ koy dal di yamale xibaaru tàggat yaram. Belgique du fa la Khalilou Fadiga tàmbale. waaw Khalilou Fadiga fa la tàmbale Karambo ci tam ba mu jógee fii nii jàmbaar. foofu la dem bëri na ay joueurs Sénégal yi nga xam te ne fa la ñu jaar diggante Belgique jàpp Norvège très souvent fa la ñuy jaar. reportage bi ci xibaaru digg bëccëg gi jëmi ci tam xarit gi tey gi dañuy waxtaane lool seetlu nañ ko ci jamonoy tam xarit mu di lool dañ ko cee baaxoo reeru tam xarit ñaareeleeg ñetteeleeg ñeenteeli di ko yàkkal seeni wujj wala seeni njëkke lu tax loola ñu dem ba ci diwaanu Touba ànd fa ak Marema Diop ci reportage. xanaa ñëw kaf dël teg nag sunub si woo ñu ko jox ñu reer nag reer bi moom force la di ñaareel nag xaritu jëkkëram. aada ak cosaan bu yàgg te fekk baax ci réew mi ay ñaareel di wër kër aawa yi ngir sàkku ci ñoom lu ñu toggee reeru tamxarit loolee nekk yoon ngir ñoom ñu rataxal seen ay diggante Ndeye Anta Fall di ñaareel. reeru tamxarit nag cosaan loo xam ne it maam yaa ko daan def ñu gimmi màgg ci loolu gis loolu doon ay ñaareel di def le maam yi daan def di cosaan lu neex nag ndax diggante aawa ak ñaareel kan la ciy doon ndax boo dikkee di aaw bi reeri tam xarit da nga ko tàpp da nga ko xas laaj ko reeri tam xarit. bu njëkk ba maam yi daan joxe lépp loo xam ne dund la te mën a jëm ci reer bi waaye jamono ji mu mel ni ak soppeeku am na si. reer bi nag tubaar fa kàll lu ne da nga ci am nag léeg-léegi nga gis aaw bu baax dagg mbubb jox la léeg-léeg nga gis aaw bu baax yëkkati soq bu bari jox la léeg-léeg nga gis aaw bu baax jox la cuuraay ak fer kenn nag xam nga ne loolu rek ñuy dundal ñun ñaareel yi cuuraay fer ci loolu la ñuy dox. foog taxoon ñu daal di koy sos ci diggante ujju yi waaye du ñàkk léeg-léeg mu am yenn soxna yoo xam ne duñ ci gis seen bopp. waaw am na ci aaw yoo xamante ne boo eggee seen loxo la ñuy natt ceeb rek jox la am ñoo xamante ne juróomi dërëm lan lay jox am na ci aaw yoo xam ne dañuy làqatu firi seen rido boo jubee kër di liyaa seen doom yi naan di nelaw xam naa ñun lay garwale waaye ñun lu wax baax na xam nga ñaareel moom dafa bëgg lu yomb dañuy daal denc leen dépassé leen dox dugg ci këyit fatt aawa yi bu ko def dee aaw bi mel ni man boo xam ne màggatam aawa la moo xam ne lépp dugg ca ronal ga rek naan gone gi taxaw ci buntu kër bi ñaareel bi dugg rek nekku sayaa nekku fi noonu la ñuy def looloo ñuy rawale ñu daal di koy sos ngir rafetal mu dem nag ba nekk loo xam ne day gën a dëgëral diggante jigéen ñi rawatina ñu nekk ci këru wujje. Depuis 20 ans, les laboratoires Skyros continuent de développer la recherche dans le traitement des peaux noires et métissées. À travers sa gamme Clarissime, aux textures onctueuses et fondantes, votre teint est totalement unifié. Testé sous contrôle dermatologique, son efficacité clinique démontrée, aux résultats rapidement visibles, font de Clarissime la gamme adaptée pour un teint parfait. Pendant cet harmattan, prenez grand soin de votre peau. Irrésistiblement Clarissime par les laboratoires Skyros. Pour plus d'informations, visitez-nous au www.clarissime.fr. La gamme Clarissime vous offre la revue de presse. jàngale ba ca gën mooy l'école ba lay gunge ba nga mën lycée et espace élémentaire d'excellence bu groupe ISM muy groupe buy tàggat élèves yi ci seen ndorteel ci ba ñuy gone muy ku ñu ràññee sax ci Afrique sowu jant Dakar ba ci diwaan yi lycée et espace élémentaire d'excellence bu groupe ISM dina leen jox jàngale bu sell te wóor ngir cycle élémentaire bi moyen ba secondaire ak 90% de réussite ci bac 2019 mënee nañu itam ci wàllu activité de développement personnel d'informatique langue wala sportive ba ci wàllu tàggat yaram mi ngi ci seen programme renseignement ak inscription 33 869 76 76 info@ism.edu.sn tànneef bi gën ak lycée et espace élémentaire d'excellence groupe ISM osez l'excellence.
Groupe ISM moo leen di may seen revue de presse. Un thé délicieux comme un compliment tombé du ciel. Chaleureux comme un rayon de soleil sur la peau. Le thé La Gazelle se distingue par son goût unique. Aimé et apprécié par les Sénégalais, le thé La Gazelle fait partie des merveilles de la terre. Oui, en provenance de la Chine, le thé La Gazelle transmet une énergie positive. Le thé La Gazelle rend dynamique. Attention, l'original thé La Gazelle a un poids net de 25 grammes que vous pourrez reconnaître avec les 2 cornes. Thé La Gazelle marque son retour au Sénégal. Thé La Gazelle, toujours imité mais jamais égalé. Le thé La Gazelle nous réunit tous ensemble. Le thé La Gazelle, un goût unique. Thé La Gazelle moo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ab xeer bu bëggee tëye aw sàkket da cay daru ñàpp. L'Observateur nee nañu président Macky Sall nee na ministre yi ci gouvernement bi nañu dar askan wi darale seeni soxla te bar ci maanaam pression la leen teg. ubbil yéenekaay bi démb la leen ko wax ca ndajem conseil des ministres gawoon ca salle Bruno Diatta ga ca palais sàkku na ci ñoom ñu wéy di taxaw askanu Sénégal jàppale leen rawatina ci jamono ji nga xam ne buñ leen seetaanee mën naa tar ci ñoom moom njiit réew mi Macky Sall yamu ca xamal na leen ni dogu gu mu dogu ba insisté ci ngir projet yi gouvernement bi sumbu ñu sottal ko nu mu gën a gaawee li garaaw ba yëm ñëpp di accident yu bari yi ñuy gis ci réew mi président Macky Sall ne nu ñu mën a def ba dakkal ko rek nañu ko def tolérance zéro doxal loi bi ni mu ware vox populi nañu ndax yàlla Macky Sall jëmbat yitte ci jafe-jafey askan wi démb ba ñuy def ndajem conseil des ministres yokku na ay santaaneem ngir ñu jàppale nit ñi ci nawet bi ak inondation yi fu ñu mën a nekk ci réew mi ak it ci accident yu bari yi am ci réew mi taxawal ay matuwaay ak ay mesures yu mat sëkk ci tali bi fexeet ba léegi duñu defati samba sugum gay mujjug rek ñu jox la permis ngay dawal ñu bañ a yombalati anam yi ñuy joxe permis ni ñu jël ay takk der yu doy teg leen ci tali bi renforcer contrôle bi laatir bi nañu Macky Sall far na soppali ko doon ab sandarma ngir xeex faux permis yi am ci réew mi ndax dafa jàpp ne bokk na ci liy sooke accident yu bari ñu fi nemmeeku soleil national nañu du loolee rekk ci le président national bëgg gouvernement bi def ci yitte gaaw ci ne bu weesoo kaaraange gi war a am ci kaw tali bi wax ne ci ubbite école gi ñu jëm waxi ci politique de santé ak ni mu ko bëggee ci réew mi direct info feelu soleil national ci wax ji journalu Ngor bi gis ne ak li am démb ca ndajem conseil des ministres njiit réew mi dafa fixé ay repéram yu yees mu di ci wàllu sécurité routière di ci wàllu wér-gu-yaram projet yu gouvernement bi ba ci wàllu njàng mi enquête dina kay nañu Macky Sall nee na nañu ko génneel policiers ak gendarme yi teg leen ci tali bi ngir ñuy saytu dem beeg dikk bi ba wàññi accident yi këram moom Macky Sall di APR ci le Sud Quotidien xëy yéen a kaay bi nañu dippi bi fi Maodo Malick Mbaye njiital ana moo génnee di wax ci waxi succession Macky Sall wax ji ba léegi giifagul ñi ànd ak moom donte jàpp nañu ne wax ci waxi ndonol Macky Sall dafa teel terewul journal bi moom gis na ne wax ci mënut a ñàkk ne Macky Sall bu dee bi mooy mandat bu mujj kon yoon la ñi ci wetam di xalaat ak di wax waxi 2024 faaw am ku jiite APR faaw it ñi ci coalition Benno Bokk Yaakaar wane seen bopp moom ci boppam di Macky Sall source nee nañu professeur Moussa Diaw dóor na comme talaata boo xam ne war na koo yëg fa mu toog Moussa Diaw ne président bu dee amul leneen lu muy nësër lu dul rekk li askan wi di xaar ci moom kon waxtu wi waru fee nekk di lijjanti mbiri politique ñi bëgg président de la république lijjanti leen Les Échos nee nañu moo di chargé de mission yi am nañu lu leen mitti ba di ko xultoo ko ñaxtu ne jële gi ñu jële ci réew mi poste premier ministre jafe-jafe yi mu jur dafa law ba téq doxkati yónneent yi di chargé de mission yewoon ca primature ak ca cabinet bu président de la république ndax weeru août wi de kenn ci ñoom amul salaire li ñu jàpp nag moo di dañu leen a soxla jëfandikoo leen ba seen aajo faju ñu sànni leen ne aw sagar ndax deuxième mandat la ñu bëggoon am nañu ko amatuñu ci ñoom soxla leneen lu leen mitti ñoom chargé de mission yi nee nañu mooy ba ñuy jël dogalub tàggoo ak ñoom kenn waxu leen dara mu di lu ñaaw ci seeni gët ndax bu ñu leen ko waxoon sax ñu mën a teel a jël seeni matuwaay honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mel ne ku naan ñu ci Source A sikki malakandoo ndax ñoom député yi ba léegi fayeekooguñu te bu njëkkoon gën koo yàgg le 28 ci weer ñu fay leen guleet ci weer wi ñu dem ba le 5 te jotuñu seeni salaire ñoom député yi mu di lu leen jaaxal nag mbir a ngi mu jaaxal journal Le Quotidien mu di roppalaan bu Sénégal Air bi fi daanu woon yéenekaay bi nañu bés ñi tay la woon def na ñeenti at te boobu ba léegi kenn xamu ci lu leer Mbaye Diagne mi ngi leeral ci Record yéenekaay li tax mu jóge Galatasaray dem football ji FC Bruges ba ca Belgique moom footballkatu Sénégal bii di Mbaye Junior Diagne nee na waa Record yéenekaay ma sàkku jóge Galatasaray ndax dama yëg ne Radamel Falcao mi ngi ñëw te xel xalaatul may damm ba naan maa ngi doon ay numéro 2. Pour plus d'informations, visitez-nous au www.clarissime.fr. La gamme Clarissime vous a offert la revue de presse. Groupe ISM moo leen doon may seen revue de presse. Le thé La Gazelle, un goût unique. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média benn waxtu du nar fekk fanweeri minute ak juróom ñett yegg si nañu ci pëj bu mujj bi ci xibaar yi mu di gis-gis li
li ñu ci waxtaanee mbirum laïcité tolluwaay gi ci Sénégal moom la ñuy waxtaanee ci gis-gis ci rajo Futur Média di séntu ci waxtaanee gan gu ci mel ne docteur Jean-Alain Goudiaby di enseignant chercheur sociologie ak éducation ci université Assane Seck bu Ziguinchor directeur pédagogique des réformes universitaires weneen wàll wit ñoo ngi ci séntu Babacar Mboup di coordonnateur collectif ànd sàmm jikko yi chercheur en civilisation ancienne société secrète et religion révélée ñu dal ci gan ñi ñoo ngi ci jokko bi ak réalisation bi kan moo nekk ci jokko bi ñoo ngi ci jokko bi ak Babacar Mboup sëñ bi Mboup maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ bi Ndiaye. ni ma ko waxee sànq yaay coordonnateur bu collectif ànd sàmm jikko yi yow it chercheur ci wàllu civilisation ancienne société secrète ak religion révélée laaj bi moo di maanaam laïcité ci réewum Sénégal tolluwaay gi noo ko gisee. waaw laïcité de mbir la moo xam ni ñun dañ ñu ko fi indil. France la bàyyi ko ñoom ñoo ko sos ci jamono ñuy xeex église catholique bi ñuy jox suñu indépendance nag ñu bàyyil ñu ko fi ci constitution bu 58 bi loolu nag mooy wéy ba tey laïcité boobu nag li mu tekki rek ci ñi nga xam ne ñoo ko sos dañuy wax ni mooy li gën a mën a yombal ak nekkoo li ñuy wax convivialité maanaam ak dëkkandoo lu koy jàppandalal ba kenn du am jafe-jafe mu am ñetti tomb yoo xam ni moom moo ko ŋànk maanaam ñetti wos xam nga wos yow da nga ko xam ñetti wos bu njëkk yu mooy muñalante suñu biir muy tolérance mutuelle beneen bi ci tege mooy respect des autres et de soi maanaam ni nga àq ak yelleef yi nga yeyalee sa bopp ak ni nga fonke sa bopp noonu it ngay jox keneen ku mën a doon ñetteel bi nag wos bi mooy liberté absolue de conscience mooy nit ñi ci seeni ngëm-ngëm ak seeni gis-gis ak seen mbatit loola kenn ku ci nekk kenn du la ca gax kenn du la ci forcé loo xam ni dëppul ak loolu moom mooy laïcité loolu nag moom la république bi tënk réew mi ñu bari dëkk fi jullit ak suñu mbokki chrétiens yi ak ñeneen ak ñeneen ñun ñëpp ñu war a maaseendoo tënku ci biir loolu ngir kenn ku ci nekk doo gaañu waaye doo gaañ kenn yi tamit loolu leer na ñu ngi lay gërëm déjà ci ni nga leeralee baatu laïcité ba ñi nga xamante ne ji seenum xel dafa mel ne sama mos leerul ci seen nopp leeral googu am na ci solo ma dellu siwaat ci laaj bi ndax ci sa gis-gis lu ñuy jëfale fii ci réew mi am de tolluwaay gi ci Sénégal. waaw xam naa ni réew mi sax moom dëgg-dëgg laïcité moom na mu sosoo doxale wuñ ko sax noonu ndax xam nga su fekkoon noonu lañ koy doxalee coow li am tey jii ci Jeanne d'Arc du fi am. ndax nit ku muuru wax dëgg yàlla ak ñàkk muuru amul incidence ci nit ki li muy jàng xam nga muuru boppam nit taxul am xelam tëju ñàkk muur yi tamit xëy na taxul nit ki boppam tëju maanaam du lu ci kaw bopp bi lañ soxla waaye li ci biir bopp bi li ci biir bopp bi lañ soxla ba tax na kon nit ki su fekkee ngëm-ngëmam dafa jëm ci loolu la bëgg kon mën na maa d'accord ñoom ci seen règlement intérieur bi ni ñu ko waxee woon mooy nit ñi nañu voilé waaye ci couleur yi mel nii waaye nag sañu ñu ni nit ñi du ngeen voilé wu loolu ñoom sañuñu ndax réewum Sénégal sëñ Mamadou Ndiaye dafa am li ñuy wax hiérarchie des normes bi ñu ko tënkee penc mi ñu ñëpp ñu seq ko te wuute lu ñu gëm ak lu ñu ko gisee dañoo tënk benn charte fondamentale muy constitution bi constitution boobu moom moo wax ci article premier ni Sénégal de penc mi ñu bokk dafa laïque dafa démocratique maanaam mbooloo mi fi nekk la ëpp la ñu wax rek loolu la ñuy doxal waaye dafa social it maanaam ci nite ak jàppalante lañ koy doxal dafay tollale mbooleem nit ñi seen àq ak seen yelleef ci kanamu yoon kenn ku ci ëpp doole sa morom amu ci te citoyen yi kenn ku ci nekk duñ la xejji ndax sa cosaan maanaam lan nga juddu ndax wolof nga wala alpulaar nga nee na loolu du ci fés sa góor nga wala jigéen nga waaye diine kenn du ci ni kii diine sàngam la am rek tax ñu boddi la mais na mbooleem ngëm-ngëm yépp lay respecté lii ma la wax constitution bi moo ko wax te constitution boobu amul benn loi wala benn règlement boo xam ne mën naa ñëw safaanoo ak moom ñaareel bi tamit constitution bi moo tiim mboole seen lu mu mën a doon
beneen bi ci des loi d'orientation 91-22 bu fanweeri fan ci janvier 1991 te ñu soppat ni ko dafa wax ni ci article 4 daal ni éducation nationale dafa laïque day respecté te di ñang ak jox ak mbooleem ci fànn yëpp nag tolluwaay yëpp moo xam primaire la secondaire ba ci université mbooleem seeni ngëm-ngëm dañ koy respecté lii loi d'orientation bi moo ko wax n'est-ce pas te képp koo xam ne bi ma ciy dolliwaat aussi mooy da ngay am enseigne da nga bëgg a jàngale da décret boo xam ne fii faaw nga conformé wu ci engagement boobu dañ koy jël décret boobu mooy décret 98/562 bu ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin 1998 boobu moom moo fixé condition d'ouverture ak ni ñuy saytoo ak ni ñuy ubbee école établissement privé yi te boobu bokk na ci da ngay engagé wu ci article 4 bi da ngay engagé wu ci respecté yoonu réew kon su fekkente ni lii Jeanne d'Arc moom waxoon na ko depuis mai la ko waxoon boo fàttali ko coow wi ba am na benn communiqué boo xam ne ministre de l'éducation sëñ bi Mboup allo waaw comme dafa am ñeneen keneen ko war a ñëw ci waxtaan wi nga baal ma rek ñu tënk ko ci leeral yi bañ a dellu ci rappel yi allez-y waaw dama koy daane rek Mamadou Talla moom bindoon na benn communiqué ca jamono yooyu pour wane ni Jeanne d'Arc institut Jeanne d'Arc décision bi mu jël dafa safaanoo ak constitution bi ak loi d'orientation bi nga xam ne moom laa la waxal léegi allo waaw d'accord maa ngi lay gërëm bu baax a baax Babacar sëñ Babacar Mboup jërëjëf ñu des ci waxtaan wi ak docteur Jean Alain Goudiaby docteur maa ngi lay nuyu maa ngi lay sant bu baax jéggalu ci xaar bi fàttali auditeurs yi ne yow enseignant chercheur nga en sociologie fële ci sociologie éducation ci université Assane Seck bu Ziguinchor doon directeur pédagogique des réformes universitaires laaj bi moo di tolluwaayu laïcité fii ci Sénégal yow noo ko jàngatee. waaw lu may bëgg wax nii may maanaam lu sëñ bu wax léegi nii ci laïcité lu bëri ànd naa ci may maanaam liberté bu ñu jox ku nekk ci sa gëm-gëm nga mën ko gëm te tamit sa gëm-gëm bañ a yàq gëmu keneen loolu am na Sénégal et réalité la ndaxte doo gis fii ki nga xam ne am na ak gëm-gëm ba nga xam ne dañ ko koy sos ci loolu wante lu ma bëgg a préciser c'est que fu ñuy waxee laïcité bi léegi nii dañ ko dugal ci biirum école dafa nekk institution bi nga xam ne lu ñuy wax une institution bi nga xam ne dafa am caractère particularité boobu dañ koy méngoo ak lu mel ni par exemple assemblée nationale lu mel ni palais et cetera palais tey jii nii am na yeneen yëre mënoo fa dugg palais mun ma sol par exemple jiin dem dugg palais parce que dañ koy aaye du ndaxte jiin bi baaxul du ndaxte tamit jiin bi àndul ak solin bu yiiw donc tey jii nii suñu duggee école di wax laïcité di wax signe distinctif dafa nekk Jeanne d'Arc dafa préciser ci moom nu mu xalaatee nu mu naree yee xale yi loolu méngoowul ak on va dire philosophie am bi tey jii nii donc à partir de ce moment ci sama xalaat bu gàtt foog naa ne am na sañ-sañ lu mu wax préciser ni condition yi nga xam ne moom moo lay accepter ndongo daara yi ñu mën a jàng ci biir école am ci biir daara ji yii ak yii la te man foog naa ni tamit comme nu mu ko waxee du ndaxte li nga teg sa kaw bopp moom mooy indi loolu mooy coow bi su doonee tamit loolu nekkul coow bi pour man coow narul am parce que lu ñuy laaj ci xale yi mooy naka la ñuy ñëwee ci école bi te lan la ñu nar a jàng ci biir école bi xaw ma ndax leer na mbaa. non foofu kay leer na nañ mais damay bañ ñu maanaam ñu jël débat bi yóbbu ko ci école boobu man dama bëgg ñu des ci wàllu laïcité ak tolluwaay bi fii ci Sénégal est-ce que gis nga ne maanaam Sénégal def lu fi am la wala ndax tur wee fi nekk rek waaye amagu fi loolu laa bëgg ñu waxtaan ci moo tax ma laaj la yow sa gis-gis. en fait Sénégal laïcité bu fi nekk laïcité mënoo bokk jël ni laïcité benn réalité kese la may maanaam laïcité nu ñu koy wootee France ak nu ñu koy wootee Sénégal ak nu ñu koy wootee feneen bokkul te laïcité suñu parfois dañuy foog ne laïcité bu France rek la ñu jël dugale ko moo nekk laïcité bu Sénégal du c'est pas exactement ça du noonu ñun suñu aada dañ ko ci boole ci biir
loolu moo tax it am na une certaine forme de laïcité bu Sénégal soo ko xoolee moo ngi mel ni jege na bu France mais jege na tamit bu États-Unis parce que fii da ngay gis ni soo xoolee ngëm-ngëm yi mooy maanaam que ce soit les religions yu ñuy wax révélées muy christianisme muy islam et cetera mu nekk tamit suñu aada yi dafa bokk ci institution yi mënoo ko génnee tey jii nii soo ñëwoon Casamance par exemple mënoo wax dara nga génnee ci les chefs traditionnels ku mel ni par exemple le roi d'Oussouye et pour autant amul réalité si tu veux institutionnelle ci nu ñu tënkee loi yi nu ñu tënkee articles yi nga xam ne moom moo nekk suñu article dëkk maanaam mënuñu seulement di sukkandiku ci constitution kese ne lii la constitution yi wax parce que am na tamit nu ñu koy déggee ci dégg-déggin boobu ci sama xalaat am na ci wàll bi nga xam ne société bi ou sociologie bi am na lu mu ci mën a wax mooy maanaam loi bi lii la wax dëgg la ci yenn yi mais nu ñu koy déggee ak nu ñu koy jëfee Sénégal mënoo génnee responsabilité yi nga xam ne nu ñu koy waxatee ñi nga xam ne am nañ ci ndombal tànk ci diine mënoo ko ci génne ñi nga xam ne am nañ tamit ay ndombal tànk ci aada mënoo ko génne mais maanaam on a une forme de laïcité bi nga xam ne yooyu yëpp ci la bokk te yooyu nag loolu moo tax tamit contrat Sénégal bu ñuy wax contrat social sénégalais loolu yëpp ci biir la moo tax it ma ne la dañoo nar a seppi wax bi foofu laa d'accord ci yow bi nga ne dañ ko nar a génnee ci kaawu Jeanne d'Arc kese et foofu d'accord naa ci bu baax réflexion bi dafa nar a nekk ci lan la ñuy woote tey jii nii laïcité suñ koy woo Sénégal lan la ñuy